mbokki internet Chrono Actu dal leen jàmm ci xibaar yi ñu fas yéene ko doore ak coalition Yewwi Askan Wi nga xamante ne ni ki tey jii daal nañuy duggalaat recours ci conseil constitutionnel. Déthié Fall mi mandataire national bi les coalition daal nay xamle ni ñetti recours la fa daal di dugal benn bi nag day jëm ci ñu fexe ba niilal liste Benno Bokk Yaakaar mi ñu jàpp ne sàmmonte wut ak parité moom Déthié Fall daal nay xamle itam ne gisut lenn lu leen mën a tere ngir seen bi la coalition mën a bokk ci élection législative yi ñu teewlu ko. Imaginez liste bi amul suppléant wala liste bi amul titulaire kenn dem foofu am lu la dab kenn du la mën a remplacer bu boobaa assemblée bi nan lay demee assemblée bi nga xam ni lim bi ci député bi nekk ci constitution bi lim boobu dootoo ko am mu doon assemblée irrégulière mais nga xam ni kon kii matul liñ koy doyee xamul aussi li mu yor mooy lan loolu nag la ñu ñëwoon di contester pour que décision boobu soit cassée sachant que dans tous les cas amul nit mën a wax basé que ci droit ba Yewwi Askan Wi du bokk mooy la sagesse mooy fexe ba lii nga xam ni tey moom la Antoine Diome teppi xotti ko muy sunu droit ci bakkanam ak ci jëm sauver liste Benno Bokk Yaakaar ñoom ñu am sagesse su ñawaat ko loolu rek la attaqué nañ ko ñetti recours laa dugal benn bi ci loolu la benn bi aussi ci li nga xam ni mooy non respect de la parité la parce que ñoom bu fekkee dañoo wax droit rek war ñu sax bokk ci élection yi parce que li génne Malick Gakou 2019 ci présidentielle yi conseil constitutionnel la jógee et ci loolu la gàll woon kon bu ñu waxee lu ñu mel encore rek loolu moo leen di génne ci élection législative yi. On demande à tous les Sénégalais de se mobiliser. desandi ci coow loolu jëmale ko nag ci ay liste yu ñu daal di invalidé moo xam liste nationale titulaire bu Yewwi Askan Wi ak suppléant bu Benno Bokk Yaakaar loole nag direction générale des élections tegu ko ci lenn lu ni mel mooy gis-gis mi bàyyi ko ci expert électoral bi lee di Ndiaga Sylla ñu teewlu ko. décision bi moom bu ñuy waxante dëgg mooy décision bi dëppoowul ak yoon d'abord ci forme bi mais aussi ci fond bi. parce que bu ñu xoolee tur bi arrêté bi dañuy wax arrêté portant recevabilité de candidature mooy candidature yi ñu nangu kon mënoo jël candidature signé arrêté boo xam ne da nga ciy fësal candidature yi ñu nangu ba pare nga ciy leeral ni ci candidature yooyu am na lu ñu ci nanguwul arrêté bi li bu ñu fekkee dañoo sukkandiku ci code électoral LO 183 dafa wax ni ministre bi bu élection yi desee juróom-benn fukki fan lu mu yéex dafay jël arrêté wax ci ginnaaw candidat yi ñu déposé yan lañ ci nangu loolu la loi bi wax. bu ñu xoolee décision bi nga xam ne jël na ko liste bi nga xam ne moom la ñu affiché ci article 2 bi wax ni ci ñi déposé woon ñii la ñu nangu kon amul woon place ñu fay wax ni justement ñii ci fànn sàngam wala liste sàngam nanguwuñu leen bu ñu xoolee càmbar ñëpp xam nañ ni conseil constitutionnel bi mu jëlee dogal ministre bi da ko war a wéyal la preuve wéyal na ko ci accepté waa Dakar régularisé kon tey bu ministre bi waree jël arrêté dama jàpp ni arrêté bi dañ ko tënk étape bu ñu ci toll rek yow bu ministère jëlee décision yow boo d'accord da ngay dem conseil constitutionnel kon loolu mooy lan mooy ginnaaw ñaari fan yooyu ministère mënatul jël benn décision pour rejeter wala invalider liste man loolu moo tax te loolu pour man lu élémentaire la leer ci code bi ba nga xam ni yaakaaruma woon ni ak lu mën a xew ministère dina jël code électoral bi ginnaaw disposition bi mu wax ci mbiru parité nga xam ni juge bi xëy na foofu la fondé woon raisonnement bu ñu demee ci article 154 ba nga xam ne moom moo wax nan la ñuy ak lan mooy njariñu suppléant yi dañi la liste chaque liste la wax mu ni liste bu nekk chaque liste comprend 50 suppléants maanaam liste proportionnelle nga dem article L177 mu ni la liste est déposée en double exemplaire kon benn liste la wax nga dem ci article L178 premier motif d'irrecevabilité mooy liste incomplète mais dañi la est irrecevable la liste kon mu mel ni kon ñetti disposition yëpp war na ni benn liste moo am mais avec ñaari composants titulaire ak suppléant. wax ci coow li tabbi ci njàngameek njàngale mi ëllëg la ñu waroon amal épreuve physique yi jëmale ko ci wàllum baccalauréat waaye nag loolee daal nañ koy toxalaat di maanaam daal nañ koy reporté ba ci jëmmi jamono lenn waralu ko lu dul ay jàngalekat yu wax ni kon fas yéene wu ñu benn yoon soobu ci yooyu lay épreuve ginnaaw bu ñu banqué seeni yoxo ci bu ñu mere ci kaw nguur gi ñu jàpp ne sàmmonte wut ak digge yu ñu xaatimoon ci weerum février mi ñu génn ñu teewlu kenn ci yooyu les professeur nekk fële ci Mbacké Abdoulaye Faye lay wuyoo. épreuve physique moom mënul am suba ci département Mbacké yëpp li ko waral mooy gouvernement Sénégal engagement yi nga xam ne moom la jëloon avec les enseignants respecté wu ko ba tax na tey képp kuy professeur d'éducation physique jëlewoo sa convocation pour dem ci épreuve physique gu bac yooyu ñi nga xam ne tamit dañuy yor ay responsabilité ci seeni école téye nañ seeni caabi defaruñu installation yi defuñu benn engagement boo xam ne wane na ne suba épreuve physique
dina am. kon nag ci kaw loolu su fekkee ne gouvernement du Sénégal ak office du bac bëgg nañ épreuve physique yi am ci jàmm ak salaam nañu respecté engagement yi nga xam ne jëloon nañ ko ak jàngalekat yi nañu jox enseignants yi lépp li nga xam ne warloo woon nañ ko ak ñoom liñ leen yoral te waroon ko joxe te joxewuñ ko dañ koy joxe ba mu mat ba mu dugg ci suñu loxo ñu soog a xam ne dañuy dem épreuve physique te yemuñu foofu même bu ñu nee dañuy dem épreuve physique gouvernement du Sénégal engagement yi mu jëloon ci accord yi mu signé woon le 26 février nga xam ne dafa amoon benn poñ bu am importance bu ci bokkoon nga xam ne dañoo waroon a créer le corps des PCMG éducation physique verse fa ñi nga xam ne moom la ñuy wax les maîtres d'éducation physique loolu itam tant que defuñu ko dañuy nasaxal li nga xam ne mooy njàng mi ak jàngale ma ci daara yu diggu dóomu yi. ba tey ci wàllum njàng meek njàngale mi démb nag amoon na ab ndaje mi doxoon na ci diggante syndicat jàngalekat yi ak nguur gi Abdoulaye Daouda Diallo joriñ bu ñu dënk gafak ak réew mi daat nay nangu ne ab njumte am na ci mbir mi ab jubbanti des koy indi ci nu mu gën a gaawee jàngalekat yi itam di xamle ni loole buñ ko defut nañ jàpp ne kon l'école daat nay tëj ndaxte fas yéene wuñu dugg benn yoon ci biir classe yi ñu teewlu kenn ci syndicaliste yu bokkoon na ci ndaje ma Abdou Fati lay wuyuwa. xool leen sama ginnaaw syndicat jàngalekatu Sénégal yëpp fi dajaloo yàgguñu fa yàquñu fa ba ñu ñëwee lu leer lañ leen wax mooy benn nit day fonk kàddoom ñaar jéem ngeen ñu jaxaseek askan bi wante yàlla bañ mu am ay góor yu taxaw weddi ko ñu ñëw fii ñoom ñu gëm ni def nañu erreur ñu nangul leen ko ñu ne leen nag gudd na gàtt na la balle est dans votre camp écart yi ñëpp xam nañ ko ku si nekk xam na ko réglé leen écart yi balaa vendredi soo leen ko réglé balaa vendredi jàmmandal ñooy ñu jàngale ji soo leen ko réglé wul école tëj na loolu rek a fi am. ñoom engagement bi ñu jël mooy tey dinañu liggéey à partir de maintenant ba fajar réglé xool jàngalekat yi 98 000 kenn par kenn liñ la ameel gab bi. si la nekk nag ñu régulariser ko suñu paree mu am ligne boo xam ne ñun ak ñoom dañ koy d'accord fii ak gannaaw suba ndax ligne bi complément spécial lañ koy tuddee wala luñ koy tuddee mais tout compte fait li ñu soxal mooy kemb gi na mat te nee nañu ñoom kemb gi dinañ ko matal si tableau bi nga xam ne jàngalekat yëpp jot nañ ko moo tax daal la balle est dans leur camp nee nañu tey dañuy nuit blanche régler ko reconnaître nañ ñoom ñoo def erreur bi suba nag ñun ñu ñëwaat su ko yàlla defee ñu régler ko cas par cas ñu def émission spéciale jàmm na ñooy mais su amul émission spéciale moom dootuñu leen woowaat fii naan leen ay accord non respecté école moom day tëj rek waaw loolu moom mënu ma ko wax fii parce que jàngalekat yi dafa am ay inspecteur am ay ñu yor ay directeur d'école ay inspecteur d'académie am ay PC am ay MC am ñoo xam ni sax seen salaire far dañ leen fàtte donc yooyu yëpp jox nañ leen ko ñoom ñu ngi nii tëju ni ba fajar ñu ngi liggéey coow laa ngi woy itam ci jëye ji amee woon ci hôpital Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh bu Tivaouane ñaari agent daal nañ leen defeere ni ki tey jile ci parquet ba lu ñu leen di toppee nag moo di teyle ay bakken ci buntu commissariat bu Tivaouane nag ni ki tey jile seeni naataango yi fajkat demoon nañ fa nag doon indi seen jàppal ci ñoom ndaxte nee nañu dañ leen bëgg a jaay doole waaye li ñu bëgg a doxal jamono ji teguut ci yoon li ñu defoon ci Louga lu mel noonu itam la ñu fas yéene amalat ci mbir bu ni mel ab gàllankoor la ñu nar ci système sanitaire gi docteur Cheikh Seck moo wax ci seen tur ñu teewlu ko waa réaction ou indignation, réaction ou gestion politicienne, je dirais, de notre pays. C'est-à-dire acte bu ñu posé rek soit clameur populaire am na lu nu bëgg a sexal population bi parce que mënoo ñëw nga ne lakk am na ay xale faatu nañ ci ñi njëkk a wax ñu ne court-circuit la ñii di faj lañ leen jàngal duñu ay électricien duñu ay sapeur pompier mais installation bi ña indi la tax mu lakk ba xale yi faatu mais nanu indi loolu ñëw teg nee nañ ñoom moment bi am affaire bi amee danoo dem uti ji ay wallu mais loolu la du mën a def loo xam ni formé wu la ci ngay jël risque ci salle boo xam ni li fa waroon nekk ci oxygène parce que nit ki day noyyi ay gaz carbonique nekk fa en même temps mu am ay circuit de gaz yoo xam ni ça peut exploser à tout moment dëgg-dëgg nag bu fekkee ne am na risque yoo xam ni boo ko defee lay conséquence moo di lenn moo di soit dootuñu waxati 11 morts mais 13 morts la ñuy wax ils ont pris le responsable mais defuñu dara kenn waru leen téye teguñu ko fenn laa la wax mais li xewoon Louga nii la demee woon Louga ñëw nañu ñu ne négligence mais négligence nit mënul ñëw mu am 4 consultations prénatales nga décelé ni kii dafa amoon césarienne dans le passé nga xam ni kii accouchement dystocique la nar a am nga programmé ko mu ñëw premier jour nga insté ko lal placé ko voie veineuse xool ay constantam ba dem di ko defal toucher pour savoir dilatation col bi fan la toll mais foofu fan la fa négligence amee te maa ngi leen xamal leen le problème du problème mu Tivaouane kese ñun Dakar la ñu jóge ce problème là c'est un problème national nan ko defee woon Louga noonu lañ koy defaat te bu ñu continuer nii je te jure tout le système de sanitaire nañ ko paralyser. mbokki internet Chrono Actu lii lañ leen indiloon ci xibaar ni ki tey jile dig daje ëllëg la doon incha allah si gën a jotaay xibaar jàmm ak jàmm.